asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu mbokki internet yi mbokk Sénégal mbokk Africa diaspora maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ma wax ni sama kiiw live bi ngay may def tey ci semaine bi xaw na tardé waaye lépp li ko waraloon dafa am nëganiku bu ma doon nëgatu gannaaw loolu maa ngi nuyu sëñ Muntaxa Mbàkke mi nga xam ne mooy xalif général des mourides di ko ñaanal mu yàgg fi te wér ak sama wasila sëriñ Cheikh Mbàkke Saliou di leen ñaanal yàlla na leen yàlla yàggal ci sunu kanam di ñaanal bépp kilifa diine bu nekk Sénégal moo xam bépp tarixa yàlla na yàlla saxal leen fi ba ci kanam ak kanam ñu ñuy jiite di nuyu président Macky Sall ak peuple bi yëpp Sénégal di nuyu ñëpp rek opposition ñëpp ndax daanaka événement yu bëri tey ak actualité mu ngi dem ci politique mais sama live bi passé maa ngi doon wax ci mbirum julli ajjuma julli yi nga xam ne dañoo war a julli ajjuma te doonte dañu yor ay activité nu ñu fexee ba mën a di julli ajjuma loolu moom mooy sama waxtaan bi passé waaye tey dama bëggoon rapidement ramasser ci li nga xam ne moo xew Sénégal muy wàllu crime li nga xam ne bëri na fa te ñu interpeller actuellement ministre de l'intérieur parce que loolu bu amee rek dañ nay joxoñ baaraam ñi nga xam ni ñoo ko war a saytu ñi nga xam ne ñoo ko yor donte ministre bi ak force de sécurité te man ci sécurité laa liggéey ba retraité kon dama koy xaw a métti li gën nag mooy ñu daal di dekkal ramas ñun biñ nekkee xale yàlla dafa defoon bu 10 heures jotee rek boo dawul dugg sa kër tëju soo moytuwul ñu ramas la yooyu faw muy am di bu amul bis bu ne it muy faral di am lool ak ay ronde même bëccëg police bi ñu xamee ni ñu ngi ronde rek di siyaade nañ lu bëri mais buñ dul gis auto police muy dugg ay 4x4 di dugg di wër mel ni luy xool loolu day tax gaa yi gën a ñeme ñi nga xam ñooy def katu ñaaw yi loolu nag crime bi nga xam moom la ñu def ci Kiné Gaye tey jii métti na métti goo xam ne nii loolu sax beneen mbir la mais ñu gën a taxaw rek force de sécurité ci wàllu di xool bu baax naka la ñuy def ba delloo si li nga xam ne moo amoon ay jamono ramasse opération coup de poing ak yëpp yi nga xam ne kii kon ministre bi ñu ngi lay wax ni commencé nga ko mais bul mës a tegg sa tànk Sénégal nag ñaare lu ñu commencé rek dañ koy bàyyi. may wax nag ci wàllu conseil constitutionnel ndax maa ngi koy félicité ci li ma koy félicité du question dafa wàcc ci yoon déedéet conseil constitutionnel dafa am anam boo xam ni da ngay jël yoon teg mais jël réalité teg réalité dañu ni la loi est effectivement la loi elle est censée vraiment servir tout le monde mais aussi la réalité quand la réalité est là la réalité devient le pouvoir parce que li xew su fekkoonte ne dañu éliminer benn liste ci ñaar ñooñu maanaam Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan ñu ko éliminer ci kenn coow dina am kon coow nag bu naree am ci réew conseil constitutionnel loolu am na droit réorganiser defaraat daal di xool xam lii day indi coow mu bàyyi ko kon loolu mooy réew bu bëggee jàmm kon conseil constitutionnel loolu mu def su fekkee continuer na ko loolu moo baax mu ngi mel ni ci jamonoy Ablaye Wade conseil constitutionnel bi fi nekkoon donte Ablaye Wade amoon na droit 2 mandats parce que 3 mandats parce que moom dafa am loo xam bind ko woon ci constitution bi moom Macky Sall wuute na parce que Macky daf caa yokk nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs loolu mooy problème bi loolu rek moom moo xaw a indi problème mais sinon bu ko ci defuloon day mel ni Ablaye Wade kon bokk na ba tey beneen bi mooy mu dëggal ko waxaat ko ni du def 3e mandat donc boobu rek moo desee conseil constitutionnel ci àtte léegi nag mooy wax ni est-ce que 7 ans yi mu xam moom la def 7 ans yi lan lañ koy tuddee est-ce que dañ koy tuddee mandat wala dañ koy tuddee fouraas non bu tuddee mandat la normalement kon 2e mandat bi mooy 2 mandats yi donte def na 7 ans ak 5 ans mais 7 ans bi dafa am bonusu 2 parce que bonus bi mooy dañ koo faloon ci 7 ans bonus lañ koy tuddee mais kenn waru koo dàq ni du mandat kon 2 mandats loolu juriste yi sax war nañ xam ne loolu
c'est quelque chose boo xam ne jarul tergiverser nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs kay jeex na loolu moo tëj affaire bi kon na gars yi bàyyi xel ni conseil constitutionnel booboo ko desee li nga xam nag bu fa eggee nag la nga xam ni mooy jàmmal réew mi naka def oui parce que bu ñu xoolee ci loi sax warul def 3e mandat parce que nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs loolu koy jeex na loolu wax ju jeex la quoi kenn warul ci nekk sax di wax Macky Sall moo leen gën a xam bu baax fa mu nekk da cee waxul d'accord parce que wax ci jarul mu ci waxaat comme wax na ci bari nee na mënuma def 3e mandat comme wax na ko ba pare très bien foofu la taxaw léegi nag mu des li nga xamante ni mooy Yewwi Askan Wi man dama leen di ñaan sax recours boobu waruñu ko woon def parce que ñoom dañ leen naroon a nasaxal te waruñu ko woon def far yàlla def yàlla dimbali leen mais pour xam ni ñeme ngeen ñi fi nekk pour maanaam seen gagnant di ngeen di gagné ci élection yi di ñëw bu ngeen gagné nga xam ne di ngeen a gagné ak doole foofu natt sa bopp la mais su ngeen tey defoon recours conseil constitutionnel daal ni day dindi Benno Bokk Yaakaar non seulement vote yi du am sens parce que yàlla les sortants ñoo fa war a ne ñu xool li ñu liggéey ndax soxla ne am assemblée bi mais su fekkee dañ leen dindi ci combat da ngeen di gën a dëggal ni yéen a leen man dina leen tax mais su ngeen ko deful du ngeen xam ba tey seen doole ni mu amee doole pour confirmer seen victoire kon Déthié Fall su ma sañoon loolu da ngeen koy retirer c'est pas la peine jaru ko da ngeen bàyyi noonu léegi nag mu des repêchage yi nga xam moom la ñu war a def parce que ñii dañ leen a bàyyi ñu jàll mais buñ tegaloon loi bi dëgg rek soo moytuwul waxumal dara mais Benno Yaakaar moom du bokk parce que ca début ba la kii maanaam ci parrainage phase parrainage mooy phase première 2e phase bi moo doon présenter liste donc Yewwi Askan Wi romboon na parrainage bu baax mais moom ci 2e phase bi la def ay erreurs yoo xam ni yoon permettre na ko mu rectifier mais fële dañu ni boo xasee ba déposer parrainage boo ëppalee kon Yewwi Askan moom bu kii Benno Bokk Yaakaar lañ naroon éliminer bu yàgg léegi nag kon comme yàlla def na ci jàmm ba ñoom ñu ci man jàpp naa ni conseil constitutionnel waroon na mën a accepter Bougane Serigne Mboup pourquoi parce que ñooñu waruñu leen sax parrainage bi waru woon sax concerner ñooñu ñi nga xam ne jot nañu dugg ci langue gi ba wane seen bopp Serigne Mboup wane na boppam kenn waru ko woon laaj parrainage Bougane Gueye wane na boppam jël 3e ku ko war a laaj ci parrainage pour ñu bees ñi la ñi nga xam ne ñooy ñoom Abdourahmane Diouf ñoom Alassane Sall ak Alassane Sall ak yooyu Thierno Alassane Sall ñooñu d'accord dañuy bees donc ñooñu lañ waroon laaj parrainage daal bu ñu bëggee mu continuer nañ ko doxale ci phase boobu ku mësul wane sa bopp ñu natt la ci parrainage comme Pape Djibril Fall ak yooyu mais loolu mooy tax parrainage bi jaar yoon li fekkee ni mënul noonu bay boo ñu dindi ko amul sax sens parce que mënoo taxaw naan Benno Bokk Yaakaar defal parrainage te nga yow nga am ñaata voix ci kii ay Yewwi Askan Wi mais pour natt non yow xam nga leen ba pare ki nga xam ba pare jaratul nga koy natt parrainage pour natt nit ki la rek ki nga xamul ngay natt loolu mooy erreur bi mais la tax nag ñu doxale ni dañuy ñort ni ay ndëng sërëx lañ bëggoon moo tax ñu def loolu c'est pas normal nañ ko bàyyi ku ñëwati daal nekk bees nañ la defal parrainage loolu mooy yoon nañ rectifier loi bi léegi nag may ñaan rek comme jàmm ñëw na nañ ko continuer noonu ndax jàmm la ñuy ñaan président bi nag jéem a xam ni na ko def ni mu ko defee woon ci local yi buñ ko gañee woon buñ gañee majorité présidentielle loolu du dara ay député ñoo fay dem ndax sax gars yi dañoo juum ndax juum gi mooy depuis ci Senghor ba léegi ngeen seetlu assemblée yi amul benn bu ci baax yëpp a bon bii nag moo gën a raw bii mooy pire bii nii ci Senghor ba léegi parce que dañ daan def majorité boo xam ne ni day nekk toujours présidentielle wala boog président bu ñëwee tas assemblée bi parce que dañ ko amaloon loolu du yoon loolu moo dul yoon yooyu lañ war a bàyyi peuple bi député yi dañu war a xam ne duggewuñ fa pour seen parti dañ faa dugg ngir peuple bi da ngay ñëw ci sa turu parti mais boo xasee ba dugg sa parti waratoo ko nekk foofu di ko liggéeyalal peuple bi loolu mooy assemblée kon assemblée bi sax dañ ko waroon a def képp ku mës a jaar assemblée te dekkoon mouvance présidentielle excepté Barthélemy mouvance présidentielle mosu koo liggéeyal kon def nga vote boo xam ne ni tey sëñ Abdou Aziz Dabakh la mu waxoon bala ngay voté da nga xool baax def nga vote boo xam ni boo souhaité sa diggante ak yàlla du woon yoon man su ma doon defar liste pour Yewwi Askan Wi loolu laa leen di conseillé bu leen def kenn koo xam mësoon nan bokk mouvance présidentielle mës a voté loo xam ne di yoon
loolu lu matoon a bàyyi xel la. ak it dugal ci domaine yëpp ci seen liste domaine yëpp mooy journalisme mooy ouvrier mooy fu nekk avocat fu nekk ak ba ci militaire mënoon nañ jël ci sage yi daat fa yóbbu benn wala ñaari député. loolu mooy assemblée boo xam ne nii day mix démocrate nit ñi nekk fa di waxtaan waxu assemblée te bañ faa nekk di parparloo ay groupe parlementaire ak yooyu yëpp sax amul sens. ay groupe parlementaire yooyu dafa war a deñ Sénégal pour defal ko li koy defar mooy li nga xam ne moo ñuy jaarale démocratie mais yi ñuy def yëpp ay affaire kii lay doon quoi yoo xam ne dañuy préparer pour seen faveur c'est pas bon. loolu laa xam ni daal lu am solo la kon ñu ngi masa bu baax di jaale ñi nga xam ni dañoo am ay ñu faatu ci wàllu crime bi di leen ñaanal yàlla xëral leen àjjana mais aussi di wax ne rek képp koo xamante ni yow yaa ngi ci quartier bu fekkente ni police deful liggéeyam ci ronde yeeg yooyu yéen ci seen bopp association yeeg yooyu ñëwetaan ni ngeen di football di dajaloo di kii mën ngeen koo def ci wàllu sécurité dajaloo waxtaan nan ngeen di sécuriser seen dëkk nan ngeen di sécuriser seen quartier. mën na nekk ndax ay jeunes yoo xam macha allah mën ngeen fa nekk def loo xam ne bu leen xaarati état ci wàllu organisation. man plan bi ma doon am ci wàllu Set Sellal Sénégal defoon naa plan boo xam ni dañoo développement local au niveau des quartiers. loolu y a beaucoup de choses yi nga xam mënees na koo def ba nga xam ne ci wàllu sécurité nag mën ngeen cee jóg ay jeunes ngeen kenn ëpp leen doole ngeen wër def ay comité de sécurité. ñii di ay ayloo ngeen ni rond seen quartier di aar seen quartier parce que samba booy bëri nañ Sénégal léegi ba lii lu metti la. kon nag may wax rek ni bu fekkee ni tey local yi tey dafa ñëwoon bon du question faral kenn parce que sama faral ci jour vote lay doon mooy tey Yewwi Askan Wi amoon ay 112 députés wala 100 députés ëppale daal maanaam nekk majoritaire. li gënoon mooy président Macky Sall jël foofu premier ministre moo xam mu jël ku mel ni par exemple ma xool Khalifa Sall def ko premier ministre xam nga loolu pour lan pour apaiser mais pour réconcilier avec l'opposition. Khalifa Sall ñëw par exemple comme moom bu ko amnistie woon def ko premier ministre moom dina nekk cordon ombilical entre opposition ak président Macky Sall ñu am jàmm ba yàlla def ñu daal di juboo complet nga xam ne élection 2024 benn coow du am. dañuy àndaat joxante loxo nekk ci jàmm def ko defin bu rafet loolu daal mooy la nga xam ni xalaat naa ko pour Macky Sall def ko na def lépp yoon bu mu fi defat ndax réew mi lépp loo fi defati loo xam ne nii àndul ak yoon peuple ji boppam ñooy jóg di wax ak di manifester wu kon nañu xool li gën a rafet ñu def ko. may signaler nag ni Gana Gueye na ko ñëpp soutenir Gana Gueye li mu def wax na dëgg yàlla ci boppam moo jiitu ay football. yàlla la mu la digal boo ko defee bul ragal te umma islamique bi yëpp je les interpelle képp màkkaak fu nu doon képp ku dégg wax lépp lu ñu def na Gana Gueye ci nasaxol ci wàllu finance wala dara nañu def ni nga xam ni waa kàcc defoon nañ ko ci Touré ci comme capitaine Touré maanaam Gana dafa war a am ay milliards fi mu toll nii bépp bi musulman dëkk yëpp dañ ko war a dajaleel xaaj bu bëri jox ko même bu footballul mu ngi am li mu bëgg kon Gana gàcce ngaalaama yàlla na la yàlla taxaw yàlla na yàlla fay la jërëjëf kontaan nañu bon kon mbokk yi ma jox leen dig daje beneen yoon di leen ñaanal jàmm Alioune Tine président mouvement Set Sellal Sénégal jërë ngeen jëf.